spectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellusi fii tey jii ñu am mbégte dalal Adama Mbengue jiite ADHA nag suñ ko waxee moom mooy action pour les droits humains et l'amitié ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum taxawaayu sénégalais yu nekk ci biti réew naka noonu lu jëm ci wàllum recrudescence de la violence bavure policière ak tamit mbirum Cheikh Niass ak politique bi nga xamante ni état wu Sénégal moom la am jëm si sénégalais de l'extérieur ndax boobule politique la moo si sooxe ak ban yoon nañ war gën mën a jaar ngir ñu mën a assister Sénégal yi nga xam ñoo nekk biti réew seen ay jafe-jafe naka noonu aussi li nga xamante ni moom moo di suñ leen faate suñu ressortissants yi jafe-jafe yuy am ngir ñu indi leen si réew mi loolu yëpp Adama Mbengue jiite ADHA dina ko yaatal ci bile émission Adama maa lay dara jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. di la nuyu sëñ bi Cissé di nuyu ñëpp ñu nga xamante ñoo ñuy seetaan à travers seen écran wala seen téléphone rawatina ñu nga xamante ne mooy kenn ku tàmm di la seetaan trop muy Maman Madina bokk ci groupe Retrouvailles di ancien délégué yu faculté des sciences juridiques et politiques. merci beaucoup Adama di la jaajëfal bu baax a baax di rafetlu sa teewaay dañ koy démarrer par actualité bi gis nañ yéen lu xamante ni dafa jëm ci wàllum bavure policière yi dañ ko yàgg ñaxtu ci ay communiqué yéen waa ADHA fan yi nag coow li muy mbirum Cheikh Niass ak tamit rebondissement yu si am ak li yéen naa njaay bi nga xamante ni moom wàcc nañ ko coow bi si di jot am yooyu yëpp alors nan nga ko jàngatee Adama Mbengue yow mi jiite ADHA. waaw d'abord di ko nakarlu di jaale ku nga xamante ni bakkanam mooñ si rot di ko jaale population bi yëpp rawatina famille am di ko nakarlu parce que mënoon nañ éviter cas bii nii mën nañ ko éviter booy xool si biir jàngat bu ñu si gën a def moom mooy lenn loolu yàgg nañ ko wax mooy d'abord xool rapport entre police ak citoyens yi policiers yi ay sénégalais lañ kon ñun ñu nga xamante ni amaana bu ñu xoolee sax ñu nga xamante ni moom mooy les hauts gradés ils sont très bien formés n'est-ce pas te bu ñuy xool tamit ci sous-région bi nekk nañ ñoo xam ay références lañ malheureusement boo xoolee ñu wàcc ci suuf nag ñooñu la ñu war a xoolaat seen formation lu weesu loolu tamit problème bi comme li wax mal bi dafa profond nu mu profond wee nekkul rek si xool rapport entre policier bi rek mais tamit les citoyens citoyens nan la ñuy jëflante ak policiers yi policiers tamit nan la ñuy jëflante ak lii di citoyens yi te am na benn code bu koy wax muy code de déontologie bu police ak bu gendarmerie moo ñu wax fan la policier war a ñëw utiliser port arme ak lii di monotam ak tamit nan la war a jëflanteeg tamit ak citoyen lambda bu koy arrêté xam naa buñ demee ba si bi buñ si xoosee mën nañ si gëm a xoos daal alors beneen nemmeeku beneen seetlu bi moom mooy Adama Mbengue mooy sénégalais yi ñu si bëri dañuy défier ñi nga xamante ni ñun ñoo di policiers yi wala gendarmerie alors ay at si ginnaaw wala bu yàgg loolu amul woon mais léegi dañu seetlu ni mbir mi dafa takarnaase alors est-ce que jotul ñu xoolaat bu baax a baax diggante police ak gendarmerie sénégalais yi aussi xam ni vraiment détenu yi si ñoom nañ bokk si ñun nañ bokk ba su ko defee ku nekk mën a jox respect sa morom. waaw xam nga maa ngi koy wax léegi nii di wax ni mal bi dafa profond parce que bu ñuy xool responsabilité dafa partagé d'abord citoyens yi tey mun nañ jàpp ni yar bu demoon am si kër yi amatul loolu il faut ñu xoolaat jikko yi loolu mooy respect bu nga war a am envers l'autre waxuma sax policier mais envers keneen ku nga xamante ne moo nekk sa wet te exemple bu ñu si jox rek moom mooy ñaari ndaw yi nga xamante ni ñooñu jàppante fenn di Ouest Foire ba am kenn ku si faatu donc foofu noonu rek si recrudescence violence beneen bi nekk lan moom mooy tey situation bu ñu toll en 2018 ñooñu génnoon benn rapport wax ni les menaces qui pèsent sur la jeunesse moom mooy lan sous-emploi muy insécurité muy migration clandestine malheureusement histoire daf ñu jox raison ndaxte lu ñu seetlu moom mooy lan moom mooy tey ndaw yi bien vrai que ñu si bëri ñooy la ñu formé bu ñu génnee seen école au lieu ñu mën a insérer wu problème lay doon bu ñu insérer wu ñenn ñi nag lu ñuy valser entre mooy banditisme wala ñu jéem a xool nan la ñuy jéemee def politique calki ndaxte yow jàpp ne bu ñu defee politique moom mooy moyen bu gën a gaaw pour génn si ñeneen ñi nag lu ñuy def moom mooy nan la ñuy jéem a def pour génn soit ñu jël gaal yi wala soit ñu jël yoonu terre bi wala soit ñu ñëw jënd visa pour dem donc loolu noonu rek dina andi ay tension trop moo tax ñu ne rapport yooyu noonu il faut ñu xoolaat ko beneen bi nag nekk si lan moom mooy la police tey am na nu nga xamante ni mun nga ñëw arrêté nit
nga waxtaan moom xool nu ngi koy dalalee comme nu mu dalee woon gendarme bu nga xamante ni mooy heure bu ñu faatoon le jeune universitaire bu nekkoon fenn UGB mais gendarme boobu noonu officier boobu supérieur bi dafa ñëw dalal ñu nga xamante ñoom ñoo waroon marche ñëw wax leen ni étudiant laa woon kon yéen waxtaan ak ñoom ba ñooñu ñëw delluwaat donc loolu noonu il faut mu am loolu dafa ñëwaat ci formation bi encore une fois beneen bi nekk lan moom mooy tey am na lu nga xamante ni boo koy jëflante ak nit am na lu bëri lu nga war a xool ba nga xamante ni tey bu la jàppee sax ñu xool yan genre forme de détention la ñuy def tey suñu prison yi war nañ ko xoolaat loolu mooy surpopulation carcérale bi ci am dafa doy waar te même avant ñu ñëw ci loolu sax boo demee ci commissariat yi ban état ngay ñëw nekkee boo xoolee état bi rek da ngay def tas alors que foofu noonu dañ la war a ñëw rek téye la fa le temps que sa avocat ñëw te yooyu noonu yëpp duñ ko respecté dañ koy décrier tey am na avocat yu nga xamante ni tey bon war nañ avant ñu la déglu war nañ ñëw sa avocat ñëw n'est-ce pas mais si cas yu bëri mais comme ni ko article 5 bu ima waxee sax règlement numéro 5 tout à fait oui tout à fait mais malheureusement yu si bëri dañ ci am na ñu nga xamante dañ leen jàpp amuñu avocat demeeguñu fenn nan la ñu mujjee mooy ñooñu nekk prison ba léegi ni beneen bi nag nekk rôle bu nga xamante ni les défenseurs des droits humains ñoo koy joué muy rôle bu am solo waaye nag parfois dañuy remarquer ni am na ñu nga xamante ñoo ci sol robe bu ñu ñëwee jël yenn dossiers yooyu noonu du mujjee fenn te loolu noonu nag dafay tey xel yenn dossiers yi du mujjee fenn lan nga bëgg a wax foofu pour être plus bëri na ay cas yu nga xamante ni moo ñu fi ay étudiants ñuy reyoon yu nga xamante ni cas yooyu noonu fan la mujjee zéro donc yooyu noonu yëpp dafay tax ni population yi ni ñu war a ñëwee ci défenseur des droits humains sax dañuy delluwaat ginnaaw donc yooyu bëri na fi mun naa citer cas wu Balla Gaye mun naa citer beneen ak beneen yoo xamante ni vite fait da ngay gis kenn ñëw jël dossier bi gaaw ñu nekk mais bu ko jëlee après du mujjee fenn enquête yi nu mu war a demee wala nu mu war a leeree dafay des donc yooyu noonu yëpp daal dañuy ñaaxaat ces défenseurs là nga xamante dañuy sol robe bi voilà ñu ñëwoon a ñëw jël dossier yi noonu am na solo dem eggali ko alors ci mbirum Cheikh Niass mi nga xamante ni faatu na ak bavure policière bi nga xamante ni ñu ngi koy wax police weddi li ni mel ak rebondissement yu si am lier naa njaay bi ñu wàcce alors rebondissement yi nga xamante ni moom moo si am ak lettre bi nga xamante ni wala tamit tontu bi nga xamante ni lier naa bi wax na ko ci presse bi si yéen kat yi l'Observateur ak enquête alors gis nga ni mbir mi mënoon nañ ko éviter wala moom ndax dafa jàpp ni dañ ko sacrifier waaw xam nga dossier bu nga xamante ni kon juriste ni ñuy wax rek bu nekk bu ñu ñëw di tijji nii voilà doo si mën a prononcé wu ba mu jeex waaye nag lu ñu mën a wax moom mooy lenn mooy ñaax les autorités que beneen cas bañ am maanaam bii nii ñu dem ba mu def si ay leeral maanaam ñu enquête enquête boobu noonu nag mun nañ ko confier sax beneen démembrement maanaam beneen entité bu nga xamante mooy gendarmerie pourquoi pas mais buñ si ñëwee nag dugg si mais quand même lii du lu bees gis nañ fii ay ñoom Seck Ndiaye ak ñeneen ñi nga xamante ni dañ leen di jàpp wala ñu nekk garde à vue mais après quelque temps après wala quelques heures après ñu ni ñàkk nañ seen bakkan si yenn circonstances nañ ñàkkee seen bakkan bi am na si ñoo xamante ni ba léegi day tey seen xel moo tax ma ne bii nii warul rester impuni dafa war a leer bu leeree nag bu nekkee sanction daf si war a am ñu sanctionné sanction bu nga xamante ni daal war na toll fu nga xamante ni keneen bu na def yenn bavure yi mu bañ ko def bu fekkee ni bavure am na beneen bi tey moom mooy lenn tey mënuñu gis exemple nga dem si tali yi ba ñu naan la dañuy décorer tey tel policier parce que dafa honnête au contraire dañoo waroon wax ni sax policiers yu bëri la ñuy décorer parce que dañuy honnête xam nga loolu franchement dafay poser ay questions yi nga xamante ne da ngay ree ba tas effectivement alors Adama Mbengue ñu gis ni ci lu jëm ci wàllum dossier Cheikh Niass bi déggul leen si d'habitude yéen waa ADHA Action pour les droits humains et l'amitié di faral dégg si ay dossiers yu bëree jëm ci wàllum recrudescence bi nga xamante ni moo soxal wàllum violence wala bavure policière yi ak tamit lu jëm ci wàllum Sénégalais de l'extérieur meurtre yu si faral am mais vraiment bii dégguñu ADHA lan moo tax lu tax ADHA lu jëm ci wàllum Cheikh Niass ak cool yi nu bëree nii ngeen tekkaaral waaw tekkaaruñu sax waaye dafa fekk ni xam nga dañoo nekk si benn collectif Sénégal des défenseurs des droits humains gis nañ suñu ay naataangoo yi nga xamante ni ñëw nañ wax moo tax ñu ne kon nañu xool dossier fan lay mujjee beneen bi mooy lan am nañ si ñu nga xamante ni c'est des juristes
ñu nga xamante ni wax nañ leen mandaté nañ leen xool tamit ban taxawaay la ñu war a taxaw pour mu bañ effectivement pour ñu bañ tamit yu xewoon si yeneen cas yi nga xamante ni Sénégal chaque fois la ñu gis benn cas dafay am ñu wax si une semaine ñëpp ñëw yuuxu mais après bu ñu mujjee du mujjee dara comme ni ñu wax rek da ngay déparé gaynde arrivé muus loolu daal la ñu bañ. Effectivement ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Adama Mbengue nekk njiitu ADHA di Action pour les droits humains et l'amitié. Alors dañuy ñëw ci pàcc bi nga xamante ni moo soxal bu baax émission bi ñu dugg si xuus si bu baax mooy Sénégal yi nga xamante ni ñoo nekk ci biti réew gis nañ ni Sénégal yi nga xamante ni ñoo nekk ci biti réew ñu bëri si ñoom ñu ngi dund ay jafe-jafe am na si ay Sénégal yi nga xamante ni ñu leen di faat bu yàggul rek li ni mel am na te alors faat yi di bëri alors problème bi fa la situé wu si sa gis-gis ndax état wu Sénégal moo war a am beneen regard bu bees jëm si Sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk biti réew di fa daan seen doole ak ñi nga xamante ni nekk nañ fa amaguñ këyit nekk si ay jafe-jafe. waaw boobu tamit di jaalewaat. encore une fois Sénégalais yi nga xamante ne ñàkk nañ seen bakken. bërki démb rek am na benn Sénégalais bu nga xamante ni Russie la nekkoon. assistance moom moo tax maanaam assisté wuñu ko moo tax mu mujj faatu. tuberculose la ñu wax ni moom la amoon. donc muy ay cas yu nga xamante ni daal dafa yu déplorable. nga xam dañ koy ñaawlu. tey Sénégalais tey fépp fu mu mënti nekk. war nañ ñëw loolu mooy rôle état bi. maanaam sénégalais yëpp yu délaissé chaque fois dañuy yuuxu wàllu. lu tax ñuy yuuxu wàllu parce que du ñu sentir tey ni am na benn autorité bu nekk seen wet. jafe-jafe bu ñu munti nekk mujj yi nan la ñu mujj a def moom mooy tourné wu si association yu nga xamante ñoo nekk foofu wala daayira yu nekk extérieur. alors que am na ñu nga xamante dañ mandaté pour ça. dañuy ñëw jël argent du contribuable jox leen. pour ñu mën a liggéey pour loolu. d'ailleurs sax am na lu gën a lu nga xamante ne pour mettre leen à l'aise par rapport à leur femme et tout ñu ñëw sax di fay seen jabar. am nañ fi tamit lu ñuy woowee les députés de diaspora. waaye nag lu ñu gis moom mooy lan député yooyu noonu fii la ñuy nekk di wax rek guddeeg bëccëg au lieu ñu ñëw kaasal ñu nga xamante ñoo nekk ci diaspora bi déedéet fii la ñu nekk di wax loo xamante ni am na ñu fi nekk war ñu mandaté leen pour loolu. donc loolu moo tax daal sénégalais yu fa nekk. dañuy yuuxu tout le temps. très bien alors léegi non assistance bi nga xamante ni wax nga ko Adama Mbengue mooy état wu Sénégal dafay seetaan doom yu nekk biti réew. waaw bëgg a wax lu ñu bëgg a wax moom mooy comme nu nga ko waxee rek dañu seetaan maanaam assistance bu nga xamante moo war defuñu ko mais autorités yi ñoo waxuñu loolu ñu ne saa su nekk ñu ngi jàppale sénégalais yi nekk biti réew. waxuñu ni amul jàppale. jàppale bu dee am ni la toll. dafa tuuti dafa néew trop. jàppale bu ñu war a def. nga xamante ne moom moo nekk seen mission nag loolu moo des. des na lu bëri tey boo leen yónnee woon seen benn journaliste mu dem fene ñàkkul ngeen am ay émission yi nga xamante ne dafay laale ci sénégalais diaspora yi ngeen tendre leen am na fi lu ñu ne chaque fois la ñuy wax même chose la mooy gisuñu présence autorité yi gisuñu leen dégguñu leen te benn exemple rek laay joxe wala ñaar mën naa ci joxe benn soxna bu nga xamante ne ñebe la tudd si je me trompe pas Ñeme Ndiaye si je me trompe pas soxna boobu noonu dafa nekkoon France ba mu fa nekkoon am jafe-jafe ak jëkkëram ba mu amee problème ak jëkkëram ba nu mu faatoo sax dafa nekkoon lu nga xamante ne lu jaaxal ñu bëri la ba ay mbokkam dem ci autorités yi ne leen kii nii daal moo ñu faatu mais faatu bu mu faatu dafa jaaxal au lieu que autorités yi ñëw assister xool enquête bu nga xamante ne moom la ñu war a mener maanaam ñu def pression ba mu am ay enquêtes yu leer xool yan condition la ñu faatee ku jigéen ko la faatoo autant pour moi mais malheureusement tel n'a pas été fait dañu mujj a rapatrier kooram ñëw suul ko beneen bi mooy lenn chaque jour nga dégg ñooñu ket ay pour rapatrier ngir mën a rapatrier seen corps chaque fois nga dégg ko beneen bi troisième moom mooy exemple bu ma la joxoon sànq mooy ban mooy sénégalais bu nga xamante ni Russie la nekk faatu fa ndax tuberculose si lu mu waroon fay pour ñu assister ko hôpital lu néew la woon te xaalis boobu noonu dooleem moo wax ni que Sénégal amu ko wala autorités yi mënuñu ñëw sax décaisser benn xaalis bu néew pour ñëw assister sénégalais boobu noonu donc c'est des cas qui sont là nekkul loo xamante dañ koy wax rek xam nga yow nga ñëw rek ne maa ñu assister te mënoo andi ay preuves palpables que ni yaa ñu assister loolu tamit ça pose problème. alors kon sénégalais yi nga xamante ne dañ nekk bitim réew ñenn si ñoom ñàkk seen bakkan ñoom saa yu ñuy rapatrier seen corps
dañuy def ket di yéeg di wàcc di daw di daanu ngir mën a rapatrier seen corps te état wu Sénégal du leen assister nu mu waree. c'est très rare. am na si mais bëriwul mais c'est très rare nga gis ay sénégalais yu nga xamante ni état moom moo la ñëw wala les autorités yu nekk sur place ñoom ñoo ñëw assister leen wala jàppale leen pour ñu rapatrier le corps. yu si bëri yu ngay dégg muy France di Italie di Espagne ak yooyu yëpp ñu ngay dégg mooy ay association ñoom ñooy ñëw gisante seen biir dajale pour ñu mën a rapatrier benn corps. très bien wala bu ñu nekkul association yi nekk daayira yi. alors lu jëm ci wàllum recensement global des Sénégalais de l'extérieur est-ce que jotul ndax vraiment Sénégalais de l'extérieur nga xamante ne li diaspora bi moom nañuy wax 15e région alors diaspora bi doole gu mu am solo gu mu am bañ nañ sax ba léegi ñoom bokk nañ ci Assemblée nationale gis nañ aussi fii autorités yi muy pouvoir ak opposition yi ku ci nekk yaa ngi bàyyi xel Sénégalais yi nekk extérieur alors est-ce que jotul ñu recenser ñaata sénégalais ñoo nekk bitim réew lan moo ñu baare ba jamono ji mënuñu am exactement ñaata doomi réew mi ñoo nekk ci biti réew. waaw loolu bokkoon na sax ci les recommandations yi ñu def. boo ñu bindee suñu communiqué bi. ne il faut d'abord ñu dooleel lii di ministère des affaires étrangères. bu ñu leen dooleelee ba ñu am moyens yu nga xamante ni que ça soit financier que ça soit ressources humaines pour ñoom ñu mun a def pleinement leur travail. maanaam recensement boobu noonu la ñuy njëkkee. recensement boobu nag le chef de l'État waxoon na ko woon. te normalement décembre bii ñu weesu. la ñu waroon ñëw recenser ñëpp. très bien waaye nag. mais blocage bi fan la lan moo tax mbir mi bloqué bañ ko waxee ba léegi. bon xëy na laay mën a wax parce que nekkuma foofu xëy na ñoom mën nañ ci andi ay leeral. waaye xëy na côté budget xëy na moom moo tax loolu andi ay retardement xëy na tamit nu ñu nekk ci période Covid bi xëy na ñu andi ay alibi yooyu. moom moo tax waaye nag ñun lu ñu leen di ñaax rek moom mooy il faut ñu def recensement boobu noonu. dafa jot bu ñu ko defee ba pare nag. il faut finalité bi lan la ci sa gis-gis recensement bi jëm ci wàllum sénégalais yi nekk extérieur. waaw bu ñu ko defee ba pare yow di nga xam sénégalais bu nekk ban gox la nekk ak ban goxaat. nombre bi exact. loolu dina tax tamit sànq ma doon wax moom mooy ñu doter ay fonds yi nga xam dañ koy jox ministère bi. des affaires étrangères ñu ñëw entité yu nekk foofu noonu ñu mën a assister le Sénégal de l'extérieur fépp fu mu mun nekk ak problème bu mu mënti am si saa si ñu assister la comme yeneen dëkk yi nu ñu koy defee États-Unis boo amee benn jafe-jafe américain ak fu mu mënti nekk mais les autorités dañ lay ñëw assister bu nekkee France ak yeneen dëkk yi ak dëkk yi maanaam dañ lay assister si saa si problème boo mënti am ñu ñëw andi si ay ñu présent loolu dafay tax sur le plan même diplomatique ñu respecter ñu. très bien. mais malheureusement loolu nag dañ koy décrire respect bu nga xamante ne sur le plan diplomatique amul noonu. oui alors mais quand même Adama Mbengue suñu waxantee dëgg rek yàlla tax c'est vrai comme ni nga wax état wu Sénégal war na gën a def ay jéego jëm ci wàllum Sénégal yi nekk extérieur mais quand même am na ay Sénégal yu nekk extérieur yu nga xamante ni vraiment duñ fa nekkee jaaduwul te tamit ñu ngi def yeneen pratique ay trafic de drogue ak ñoom seen ñoom tamit neexuñu jàppale ci fànn boobule Sénégal yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci fànn boobu. waaw loolu tamit dañ ciy ñaax. Sénégalais yi nga xamante ñoo nekk foofu. wax leen ni boo demee benn dëkk lu ngay njëkk a def moom mooy respecter loi wu dëkk bi. te loolu sax dafay doon benn rôle bu nga xamante ne les autorités ak organisation défense des droits de l'homme yu nekk foofu noonu dañ ko war a jouer maanaam pousse lii di ces Sénégalais de l'extérieur là bu ñu demee ba egg ñu ñëw jege leen ces autorités. ñu ñëw mën a ñëw xam loi ak règlement dëkk yu nga xamante ne foofu la ñuy dem. nga xamante ni dañ koy respecté waaye nag bu nekkee respecté woo loi ak règlement boobu noonu dëkk bi lu war a dal sa kaw moom daf koy dal. très bien ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ma ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 32 32 88 628 32 32 ma fàttali ñu ngi dalal Adama Mbengue jiite ADHA di action pour les droits humains et l'amitié mooy tey suñu gan ci émission Kenu Askan Wi alors Adama Mbengue lu jëm ci wàllum politique bi nga xamante ni état wu Sénégal moom la taxawal ngir tamit saytuwaat bu baax assister nga xamante ne ñoo nekk bitim réew est-ce que jotul politique boobu ñu saytuwaat ko ngir am approche bu bees. waaw xam nga moom boo dee xool. en réalité. Même les Sénégalais de l'extérieur dañ koy décrire maanaam y a pas de véritable politique étrangère bu nga xamante ne bu efficace.
amul maanaam manque d'efficacité boobu noonu des na. politique am na mais politique efficace moom moo tax ngay gis kaay yi nii yëpp mooy kaay yi ñu limoon sànq. mooy sénégalais bu nga xam ne dafa am jafe-jafe du sax tourné wu si ambassade wala consul parce que dafa xamante ne bu fa demee du am benn satisfaction d'ailleurs mun naa jox sax benn exemple. suñu benn nattaangoo bu nga xamante ni Belgique la nekk boo mu njëkkee am egg Belgique ñëw rapproché wu si autorités yi leen lañ ko wax ne ñun du ñu lijjanti problème bu nga xamante ni sénégalais am na ko wala di xool sénégalais boobu problème bu jafe-jafe bi mu am lu ñu fi nekkee moom mooy xool jafe-jafe entre les trucs diplomatiques entre suñu réew ak Belgique. relation diplomatique. effectivement te loolu warul nekk loolu rek nekk sa mission tegu ñu leen foofu noonu rek pour loolu xam nga tey am na loo xamante ni ñëpp xam nañ ko muy état bi ñoom ñoo war a garantir sécurité des biens et des personnes que mu nekk intérieur du pays comme à l'extérieur. te Sénégal de l'extérieur yi dañ leen war a jox seen cër. parce que tey économie bi fu mu toll nii. bien sûr voilà am na lu ñu si injecté lu nga xamante lu am solo. lu ëpp sax junni milliards si suñu xaalis ñi nga xamante ni ñooy Sénégal yi nekk bitim réew ñu ngi koy dugal si réew mi mu nekk lu am solo si suñu gafaga alors politique efficace bi ngay wax. fekkee ni ministère des affaires étrangères mu fii direction des Sénégalais de l'extérieur mais ñoom seen liggéey lan moo tax politique bi mënul fexe bu efficace Adama Mbengue xanaa ñu ak direction yi fa nekk yëpp xanaa ñu xoolaat te ñun loolu mooy suñu problème sax bu bëri moom mooy direction yi fii Sénégal dafa bëri direction moom mais loolu lan mooy seen liggéey alors fekkee ni politique bi efficace ñu seetuwaat ko parce que comme ni ñuy wax rek lu ñuy wax ni ay wax yu nga xamante ni dañu rapporter rek les Sénégalais de l'extérieur lu ñuy yuuxu tout le temps donc war nañ leen bàyyi xel te bu ñu leen bàyyi xel encore une fois mooy renforcer encore une fois les dits ministère des affaires étrangères ñu càmbaraat xoolaat seen politique ba nga xamante ni ils seront là de manière efficace pour jege lii di Sénégal de l'extérieur fu mu amee jafe-jafe ñu assister la lu weesu assistance bi ñu mun a peser sur le plan diplomatique ba nga xamante ni tey benn sénégalais duñ koy yàpp à l'extérieur tey problème bu amee ñu mun a ñëw taxaw temm ba lijjanti problème boobu noonu tey bu nekkee benn sénégalais boo xam ne dañ ko faat à l'extérieur ñoom ñu taxaw temm ba saytu ba nga xamante ne ñu andi ay leeral sax lañ ko faatee ba sanction bu waree am ñu teg ay sanctions yu nga xamante ñu am doole waaye nag bu nekkee dañoo fat sa benn naataango nga ñëw wax si jege rek ñu tendre le micro nga wax une semaine 2 semaines plus tard kenn dootul la déggati mbokk ñoom ñooy ñëw jéem a résoudre cas yi noonu loolu du respect. alors série de meurtres yi yow bi nga xamante ni yaa jiite ADHA ay at yi nii yaa ngi koy bàyyi xel di si def ay communiqué série de meurtres yi yow soo ko doon analyser lan ngay wax lan moo tax faat yu bëri Sénégalais yi nekk bitim réew su tey nga dégg Russie suba nga dégg États-Unis Canada lu tax. waaw cause yi bëri na cause yi moom bëri na xam nga tey un meurtrier du jël benn casquette wala benn étiquette ku mu war a faat xamante ni nationalité bii la loolu même lu ñu faat Sénégalais yi dafa bëri na oui waaye mooy comme lu ma wax xam nga loolu amul benn kii bu nga xamante dañu naan kii de sauf cas quelques rares cas bu nga xamante dañuy wax ni que kii sénégalais kon taxaw ma faat très bien nga baal ma rek ndax téléspectateur yi si noonu bokk am na suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi ñu jël ko allo am na suñu téléspectateur bu nekk si 88 628 32 32 allo ma fàttali ñu ngi daal Adama Mbengue jiite ADHA Action pour les droits humains et l'amitié moo nekk tey suñu gan si émission askan wi allo kooku dafa mel ni déggin bi jàppaniwul Adama Mbengue yaa ngi woon di expliquer facteurs yi nga xamante ni moom mooy expliquer entre guillemets meurtre yi la moo tax mu takkarnaase Sénégalais yi nga xamante ni da leen di faat biti réew. waaw benn comme nu nga ko waxee. amul benn kenn ku nga xamante dañu lay def étiquette boobu. waaye nag cause yi bëri na. benn bi mooy comme ni ñu ko waxee woon sànq am na ñu nga xamante ni si lu ñuy dugg nekkul lu leer ba mujj bi si lañ demee ba ñàkk si seen bakkan. dugg si affaire kaaw drogue ak yooyu noonu. beneen moom mooy. problème nit am ak problème ak beneen nit ñu faat la am na ñu nga xamante ni daal mais ñun lu ñu seetlu daal moom mooy lenn c'est-à-dire hormis ces causes là fu ñu gën a orienté woo moom mooy lenn mooy assistance bu nga xamante ni wala lu war a leeral plus tard meurtre yooyu noonu waaye nag loolu du am mais assistance bi yaa ngi si insister lan mooy problème bi assistance visible nga bëgg wax wala lan
assistance boo xamante ni ñëpp dañuy xam ni vraiment ñi ñu leen di assister la nga loo nga bëgg wax de manière adéquate. Effectivement assistance si wàllu yëpp. tey jëlal exemple si yeneen dëkk bu ñu fàttewoon tey benn nationalité kenn muy américain wala muy yeneen dëkk yi. yu nga xamante ne respecté nañ sur le plan diplomatique taxawee. ñoom dañuy taxaw seen kilifa dañuy taxaw def lu weesu taxaw thème boobu noonu sax bu jaree ñu ñëw xool càmbar enquête yi fan la jugee fan la toll ak yooyu noonu yëpp maanaam ku ñu faat nan lañ ko faatee ak nan la mujjee sanction ñuy war a jël ak yooyu noonu yëpp malheureusement du am wala buy am dafay néew trop. loolu dina tax tey bu ñu naree faat keneen wala bu ñu naree genre cas noonu mu gën a wàññeeku Sénégalais ñu respecté leen. alors sànq ñu doon wax sénégalais yi seen taxawaay ci wàllum koom si réew mi ndax si xayma yi nga xamante ni def nañ ko wala ay kilifa def nañ ko muy chercheurs yeeg ñoom seen lu ëpp junni milliards si suñu xaalis ñoom la ñu dugal ci koom bi mais quand même il faut reconnaître que ni ak Covid bi mbir mi mën nañu wax ni mbir mi xawoon na taga tembe alors sénégalais yi nekk bitim réew xaalis bu ñuy dugal si réew mi est-ce que tamit jotul ñu xool destination bi ak projet yi nga xamante ni état wu Sénégal am na ko si ñoom su ko defee ñoom aussi ñu mën a comme nee na àll du dëkk su ko defee ñoom mën nañ ñëw si réew mi ñu daan fi seen doole est-ce que loolu jotul tamit. waaw si li ñu jot a xam. am na ay fonds yi nga xamante ni Union européenne dajee na ko. si suñu réew si loolu. waaye nag ñu si bëri dañ si ñaawlu parce que pour ñu accéder à ces fonds là. ñenn ñi dañuy wax ni est-ce que du doon lu nga xam ne dafa partisan maanaam far nga fii wala far nga fële ñu mun la jox. maanaam ñi nga xamante ni dañ jege nguur gi loolu nga bëgg wax. ñenn ñi loolu la ñuy wax. am na ñuy wax loolu. ñeneen ñi tamit pour ñu accéder à ces fonds là. maanaam communication bu si war duñ ko def. te communication bu nga xamante ne moo si war tey boo génnoon si biti wala nga dem extérieur nga laajte ñu nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk nga tendre leen micro. ñu siy xam loolu boo xoolee 10 personnes 3 wala 4 ñoom ñoo koy xam wala 3 wala 4 yooyu sax dafa bëri mën naa wax sax benn wala ñaar ñoom ñoo koy xam. mais lu si mel ni DER quand même ñoom ils sont au courant n'est-ce pas. waaw DER projet DER yeeg financement yi. waaw DER ils sont au courant. mais nan la ñuy jéem a def am na ñu nga xamante ne déposé nañ ba léegi nii jotuñu. seen financement am na ñu jot wala. xanaa ñu seetu rapport yi rek. bu ñu xoolee rapport yi. mënuma si avancer wu tant que xooluma lu nga xamante ni daal du ma ñëw rek basé wu si ay diir. wala si ay papier écrit mais bu nekkee dem nañ nag ba càmbar ba gis ni que ñii jot nañ ay financement te ñii la ñu identifier leen te amuñu benn coloration politique foofu nañ ñëw tàccu leen ne leen seen projet bii nii jaar na yoon. très bien alors Adama Mbengue ci wàllum papier yi Sénégalais yi nekk biti réew am na ñoo xamante ne dañuy am jafe-jafe ci wàllum këyit yàgg nañ ko jooytu benn mbir mi mooy ñi nga xamante ne dañ fay nekk di amal lu ñuy wax séjour illégal alors yooyu les papier ñi nga xamante ni dañ fa nekk amuñu papier nekk ay SDF tamit sans domicile fixe ñooñu seen cas assistance day ñëwaat foofu ni état wu Sénégal daf leen war a assister ba ñu mën a régulariser seen situation. tout à fait loolu mooy li ñu wax rek moo tax ñu ne il faut mu am benn fonds boobu nag duñ ko joxe rek bàyyi noonu bu ñu joxee fonds yooyu noonu ministère dafa rendre compte. te jar na sax plus tard mu am ay structures yu am solo yu nga xamante dañoo xarañ kon ay IG ak yooyu noonu ñu càmbar ko. lu weesu tamit loolu gis nañ ni que yenn exemple yu ñu mën a joxe moom mooy des gens yu nekk à l'extérieur ñu nga xamante ñoo ñu assister ces Sénégalais là si seen procédure pour papier ñuy am. donc bëri na ay kuréel yu fa nekk yu nga xamante ñuy def noonu bëri na tamit ay avocats yu nga xamante ñooy nekk à l'extérieur comme le professeur Samba Thiam nekk avocat barreau France ak ñeneen ñu nga xamante ne dañuy ñëw assister ces Sénégalais là yu nekk à l'extérieur. très bien alors ñu ñëw ci beneen fànn Adama Mbengue mooy phénomène migratoire bi saa yu ñu yaakaaree mbir mi jeex na entre guillemets wala tamit wàññeeku na mais fan yee si gannaaw rek am na benn gaal bi nga xamante ni moom intercepté nañ ko alors lu jëm ci wàllu migration bi ak yéen koy bàyyee xel saa su nekk gis nañ fii réew mi am na si yoo xamante ni ba léegi nii dañu bëgg dem biti réew. enquête yu bëri dafa wane ni que jeunes yu bëri amuñu espoir. amuñu espoir seen yaakaar dafa tas si réew mi dafa tas si réew mi pour ñoom duñu tecc. ñenn ñi jàng nañ fu ñu war a jàngee seen parents sacrifié wu nañ ñëw ba ñu am seen bac plus 4 wala 5 wala lu ko ëpp waaye amuñu xëy
nga migration moom lépp tekki la. oui ñoom nag bu ñu jàppee ni que fii ñu nekk mënuñu am sax 100 francs bu nga xamante dañ koy am pour jënd benn café Touba te seen ngor mayu leen tey ñu taxaw di tàllal seen loxo di ñaan seen parents lu ñuy jéem a def moom mooy ban solution la ñuy am pour jéem a dem bu ñu déposer visa ci ambassade yi di fay xaalis bu nga xamante ne mooy caution bu ngay teg kenn du la ko delloo ñu refusé leen. lu ñuy mujjee moom mooy lenn da ngay gis kenn démarché la ne la taxaw mootal passeport diplomatique wala taxaw mootal la benn visa jaay la ko. xaalis boobu noonu amoo ko. ci la laaj 6 millions. nga gis keneen koo xamante ne daf lay proposer juste 250 000 wala 200 000 wala 400 000. ne la pour nga ñëw ñu dem. wala keneen ku la wax 1 million nga jël yoonu tali bi. muy yoon buy jaar Maroc wala yoon buy jaar Agadez mais mujj bi foofu ngay mujj a dem. maanaam da nga jël soit bateau bi mu jaral la ndaxte da ngay nekk benn cadavre ambulant. kon nga deewaat beneen yoon du doon ci yow dara donc c'est des jeunes yu nga xamante ne amuñu espoir. te cas yu ngay wax benn rek daf koy firndeel. mooy Méditerranée ñu ci deewoon. daaw dafa nekkoon 320. ren bii nii ba mois d'août janvier ba août mooy tolloo ci 785 migrants yu nga xamante faatu nañ ci juste Méditerranée bi. beneen exemple joxe ko moom mooy y a de cela 8 ans. y avait 366 migrants yu nga xamante ñoom ñoo deewoon feene ci benn naufrage bu amoon Lampedusa te dëkk yëpp neewoon di ko nakar te diggante boobu ak léegi ni plus de 21 000 personnes ñoo ci dee. te waxaguma la sax ñu nga xam ñoom ñoo dee ci désert Agadez bi. ñu nga xam kon chiffre bi ëpp na lii di dem. ëpp na ko foofu. xam nga tey gaal yi bu ñuy dem duñ la wax nombre exact. ñenn ñi la ñuy gis xam nga géej moom dafay génne rek ñenn ñi la ñuy gis seen cadavre mu flotté ñu compter leen mais am na ñeneen ñoo xamante ne seen corps feneen lay teere donc ñooñu dañu leen mën a compter maanaam nombre exact bi doo ko mën a xam. moo tax ñu ne plus de 21 000 muy ay chiffres officiels yeneen yi nag moom mooy désert bi moom doo mën a tal sax bay compter ay néew yu fa nekk ndax désert nu mu demee la. alors léegi faay bi fan la ci wàllum surveillance moo doyul wala lan. waaw xam nga. saa su ne nit moom booy taxaw. xam nga booy taxaw dugg ci gaal di dem woy. xam nga nit booy taxaw ñaari tànk ngay taxawee. malheureusement dañoo jiital benn bi bàyyi beneen bi. maanaam politique réelle politique de jeunesse bu nga xamante ne moom moo fi war a am moo amul. benn bi moom mooy surveillance bi. boo xoolee Europe bon ils ont signé ay accords yu bëri. bu nga xamante dañuy empêcher ces migrants là ñu jugee Afrique. génn Afrique pour dem vers le nord. muy accord bu ñu signé ak Libye bu Italie signé ak Libye muy accord beneen bu ñu signé ak Niger. maanaam pour bañ ñu nga xam ne jaar désert bi. beneen bi nag mooy lenn mooy aide au développement xam nga ñu fi faraloon di wax ni de 2005 à aujourd'hui il y a eu près de 200 milliards yu nga xamante ñooñu ko investir sur la migration. nekku rek migration bu ñuy wax migration lépp la laal. muy aide au développement muy lu nga xamante ne mooy jàng bee ak yeneen exemple bu ñu siy joxe mooy en 2017 dafa am benn fonds fiduciaire bu nga xamante ne ñooñu ko octroyé woon Sénégal. muy continuité fonds yi ñuy teg. fonds boobu noonu lu ñu wax moom mooy lenn Union européenne boo ñu ñëwee gëstu ba xoolaat dañoo ne il faut ñu xoolaat tuuti mooy fonds bii nii dañuy ñëw xool jeunes yi. pour former leen mais formation boo xamante ni bu gàtt la. bu gàtt. bu ñu la former ba pare ñu mën a ñëw jox la ay fonds qu'il faut pour nga mën a ñëw entreprendre muy yenn métiers yi kon ay maçon comme ay ingénieur bâtiment et cetera mais malheureusement lu ñu gis ci terrain bi mooy. lu ñu ko war a defee wala nombre bu nga xamante ne ñoom ñoo waroon ñëw jot bénéficier sur ces fonds là jotuñu ko te rapport fondation Bolt moom moo ñu koy conforté. moo ñu wax ni que am na ay fonds yu nga xamante ne. dégagé woon nañ ko waaye nag finalité yu nga xamante ne moom moo war na muy résultat attendu yi atteindre ñu ko. xaalis boobu anam. bon si rapport yi daal wax nañ ni que si rapport yi. dañoo wax ni que xaalis boobu noonu ñoom jëfee nañ ko comme ni ñu ko war a jëfee. waaye nag réalité bu nga xamante ni moom moo war a am. sur le terrain c'est dafa wute. te tey boo génnee la preuve mooy génnal si biti ñaata ban jaaxle ñoo fi nekk ñaata jeunes ñoom ñooy ñëw di la jege di la déposer seen CV pour ut stage fii nii si kër chaque jour ñaata nga siy compter. dafay bëri. te beneen tamit am na moom mooy tey boo xoolee lii di éducation des jeunes ñaata jeunes ñooy ñëw def bac
ñaata lañ si orienté université ñaata ñooy dem si centre de formation yi ñaata ñooy pare dafay mel ni genre industrie bu nga xamante ne dafay ñëw di defar ay jeunes yu nga xamante ne bu ñu paree ay chômeurs la ñuy doon. donc yooyu noonu yëpp dafa nekk ay points yi nga xamante ne ñoo laalante muy chômage des jeunes bi endémique bi muy violence bi c'est des conséquences fi nekk par rapport à cette migration là. waaye nag lu ñu gis moom mooy lenn wax nañ fi ay conseils yooyu noonu gis nañ seen limite. ba léegi nii am na lu bëri lu nga xamante ne saafaruñu. la nga bëgg wax conseil national pour l'emploi des jeunes wala. muy ñaar yi. muy conseil national de la jeunesse. seen mandat moo ñu jeex depuis 2019. ñu waroon taxawu ay jeunes yi taxawu ñu leen comme nu ñu leen war a taxawee. jeunes yi dañuy ñëw faatu doo leen dégg ñu wax si loolu mooy beneen bi mooy beneen conseil bu nga xamante ni dañ ko créer te foofu noonu lu ñu wax moom mooy jeunes yi soxlatuñu conseil. lu ñu soxla moom mooy action. ñoo rek di taxaw si benn lieu. conseil dafa doy. mais conseil national de la jeunesse ak conseil national pour l'emploi et l'insertion des jeunes. conseil dafa faj dara. yow boo tànn koo xamante ni dafay def action ak kuy def conseil kan ngay jël action ngay jël n'est-ce pas. comme Ada action. seen avis action mooy action. muy action pour transformer l'amitié. donc boobu noonu moom mooy loolu. beneen bi mooy lan foofu laay terminer. y a beaucoup de directions yu fi nekk. tey bu ma la laajee direction bii nii la mooy wàllam wala la lay liggéey xëy na yow journaliste nga mun nga ma répondre waaye bu ma laajee keneen si biti. du ma si mën a tontu. yan direction nga bëgg wax. bëri na fi nga xamante ni ñoo fi bëri yan par exemple. am na ay direction yi nga xamante ñooy def liggéey bu am solo. waaye dañoo bëri. ANPEJ moo ñu fi FONGIP moo ñu fi ADP moo ñu fi. ak yeneen ak yeneen nga xamante ni ñoo ñu fi. à un moment donné sax ñun am na ñu doon proposer pour yooyu yëpp ñu regrouper la ñu nekk benn. mais loolu tamit est-ce que du doon gàllankoor. déedéet ngir mu am efficacité jëm ci wàllum xëy na. xam nga ñoom il parle de guichet unique. loolu la ñuy wax actuellement. oui mais guichet unique boo koy def mën nga regrouper ces entités là dañoo même finalité la ñu am. kenn ki dafay informer. keneen ki dafay def benn centre d'incubation. keneen ki dafay financer lii di ndaw yi ñii jigéen ñi. mais dañ ko regrouper mu doon benn loolu dafay tax sax tey jii nii lu nga xamante ne moom la ñuy dépenser muy fonds de roulement bu ñuy def nga xamante ni c'est beaucoup de millions wala milliards sax laay wax. yooyu ñu mun ko wàññi. mu nekk benn direction bu nga xamante dafay regrouper loolu yëpp. fu ñuy louer wala feneen fu nga xam ñu ngi siy fay. ñu mën a regrouper xaalis boobu mu mën a servir à financer des jeunes. très bien am na solo alors lu ñu desee si ay simili Adama Mbengue bëriwul dañuy wax ci wàllum passeport diplomatique yi ndax gis nañ fan yi lëmbee na réew mi bu baax ndax gis na am na ñoo xamante ne comme ni nga wax sànq ñenn ñi dañ koy lijjanti. wala ay 4 millions ngir am passeport diplomatique fekkee tamit mën nañ am visa tukki mais alors passeport diplomatique bi la moo si position wu Ada. muy lu nga xamante ni dañ ko ñaawlu. dañ koy pourquoi parce que tey jii nii mooy sànq lu ma doon wax moom mooy respect bu ñu war a jox sax sur le plan diplomatique du ñu jox respect boobu noonu. gëdd boobu du ñu ko jox. te même image yu Sénégal dafay école effectivement foofu la am na ay élus yu nga xamante ñooy nag à l'extérieur yu décrier loolu wax sax ci Sénégal loolu dafay gàkkal suñu der. te loolu nekkul lu nga xamante ne lu nga xamante ne dañ koy rafetlu. maanaam dañ koy ñaawlu trop te tamit fu mu demee la tamit muy wàllu yëpp tey bu fekkee ni élus yooyu noonu moom la ñuy jaay ñu la jaay ay passeport ça n'honore pas le Sénégal te seen rôle du loolu effectivement tey assemblée dañoo war a nekk fii pour askan bi waaye waruñu fi nekk pour peut-être seen poche wala dooruñu fi nekk pour leurs intérêts personnels te loolu noonu tamit dafay rejoindre li ñu doon wax sànq mooy ndaw yi gëdd bu ñu war a jox tey mënoo am benn population bu jeune moyenne bi nekk 19 ans population bu gën a active ci jeunes yi muy 72% sont les jeunes te assemblée bu nga xamante ni yaa ñu fa nekk muy sphère de décision yëpp. doo fa gis sax jeune. benn jeune lañ fa gis te kooku noonu dafa mujj a remplacer lii di ministère des affaires étrangères pour moom mu mun a nekk député. donc loolu doo respecter jeunes encore une fois passeport yooyu noonu lu ñu siy wax daal mooy il faut ñu def ci ay enquêtes yu leer mu bañ a am. lu nga xamante ne mooy impunité. am parparloo te di na dem ba sës. effectivement ñu sanctionné situer responsabilité yi ñu sanctionné. ñu sanctionné. alors Adama nga ñu jeexale benn point jëm ci wàllum peine de mort alors peine de mort yéen waa ADA yaag ngeen di yëglu ngir tamit ñu xool ko fii ci Sénégal ba tey seen position tamit changé wul. bon suñu position moom mooy d'accord ñu ci peine de mort. d'accord loolu la ñu yàgg a wax. oui lu tax exemple bu ma la ci jox moom mooy lenn. dëkk yu nga xamante ne foofu la ñu gën a appliquer peine de mort. dëkk yooyu noonu meurtre yi moo fa gën a bëri kon donc loolu du saafara. kon du solution. du solution
solution bi encore une fois nañu xoolaat éducation yi si kër yi. nañu ñëw gën a yokk kaaraange bi maanaam gën a recruter des policiers des gendarmes former leen ko ñu former seen kilifa yi. formation bu doy beneen bi moom mooy ñu def beaucoup de ron. waaw def patrouille effectivement effectivement ñu veiller si loolu. encore une fois beneen bi nekk lan moom mooy képp kuy dugg si dëkk bi ñu xool yaay kan ak yooyu noonu yëpp ñu saytu ko kon yeneen dëkk yi nu ñu laajee ay carte de séjour yooyu noonu yëpp ñu saytu ko dafa bëri laisser aller. bëri na trop c'est vrai que dëkku teraanga la. waaye nag boo dee xool am na ñu nga xamante ni contrôle moom am nañ confiance ñooñu ñëw teraanga yi tout mais il faut ñu contrôler. loolu il faut ñu am ko. alors Mbengue ce dernier mot maa lay gërëm baax di la sant. waaw di la remercier. c'est vrai que amoon na yu bëri nga xamante ne bëggoon nañ si wax. si direction de l'emploi. bien sûr nu muy gagné tamit ndaw yu bëri nag si call center yeeg yooyu noonu yëpp. mais xëy na beneen yoon nañ si gën a ñëw. di rafetlu ñëwaat sama kër. di rafetlu tamit sa liggéey bu baax. merci beaucoup alors di remercier ñëpp ñu nga xamante ñoo ñu seetaan rawatina notre famille ak waa groupe Retrouvailles ak. waa ADHA tamit di leen encourager ci liggéey bu ñuy def. di la gërëm baax di la sant mu nekkoon Adama Mbengue président de l'ADHA Action pour les droits humains et l'amitié mu nekkoon tey suñu gan ci émission Kennu Askan Wi di gërëm baax di sant mbokk téléspectateurs yi amul seen fay Mass Mboup mu nekkoon ci réalisation bi Torodo nekkoon ci son bi ci caméra yi Babacar Ndiaye ak Angèle ñoo ci nekkoon ba suba incha allah ñeenti waxtu.